première fois la clé de leur maison pour rentrer dans cette nouvelle vie. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, et c'est plus que ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout d'abord le respect des engagements. Respecter ces engagements, et qu'un travail commencé il y a 2 ans par des amis, se concrétise aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on montre aussi, c'est qu'on est capable, à travers des réalisations comme ça, de changer la vie, d'améliorer la vie. Je ne me trompe pas en disant que les gens qui viennent vivre ici auront une santé meilleure, auront une éducation meilleure, auront un cadre de vie meilleur, une qualité de vie meilleure, ils auront de l'eau, de l'électricité, ils auront tout ce qui fait que la vie sera plus belle. Je ne me trompe pas aujourd'hui pour dire que ce qui est planté ici, c'est du bonheur pour les gens. Je voudrais remercier les équipes de GCO, je voudrais remercier toutes les équipes de toutes les administrations, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, les maires, les chefs de village, parce que c'est un énorme travail. Ce qu'on a planté aujourd'hui tous ensemble, c'est du bonheur pour les générations à venir. Merci à vous tous pour ça. Et on va continuer. Merci à vous. mooy suñu gàññoo fi teew suñu sëriñ di sëriñ Pape Malick Sy di ko nuyu di ko ziar di ko jox suñu nuyoo ak suñu ziar ngir mu jox lu ko sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin ngir mu jébal luñ ko sëriñ Moustapha Sy xalif général de Tijane di sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum xalif général de Tijane di yëkkati waat beneen kàddu nuyoo te di ko jox Serigne Papa Malick Sy di ko wax ma ñu ko jottali Serigne Cheikh Tidiane Sy Mansour li nga xam ne tey ma fi xalifa Serigne Mouhamadou Mansour Sy borom daara ji di nuyu mbooleem njabootu Seydi Hadji Malick Sy di nuyu autorité yi fi teew yëpp di nuyu chef de village yi mais di nuyu équipe bu entreprise grande opération di nuyu chef de village yi bu Fot ak Diogo di nuyu tamit population yi fi teew yëpp te ñu jóge ci juróom-ñaari dëkk yi nga xam ni ñoom la ñu war a xool fi tey di wax ni daje bi tey dafa di daje bu am solo ci fànn yu bëri ndax mën nañ ni dafay firnde ni tey grande opération am na fu mu toll fu am solo moo xam ni bëgg na yokk production ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu lu jëm ci minerais yi nga xam ne moo nekk ci biir suuf si te exploitation zircon bi dafa bokk ci li ñu tuddee projet phare du plan Sénégal émergent nga xam ni mooy plan wu bi nga xam ne son excellence le président Macky Sall moom la ñu amal ngir ñu war ci sukkandiku pour fii ba 2035 incha allah Sénégal dox ay jéego yu bëri ci wàllu développement ci wàllu koom. alors plan Sénégal émergent boobu nag ci biir am na ci 27 projets phares te yaakaar naa projet yi nga xam ne moo ci gën a am solo bokk na ci li ñuy wax accélération de l' exploitation du zircon. naam GCO sax yamul ci zircon bi rek mi ngi def mi ngi produire ilménique mi ngi produire tamit russile donte xëy na duñ koy xayma xëy na li ci ëpp mooy nekk ci zircon bi. beneen firnde bi mooy lii day wane diggante bu ratax bi nga xam ne am na ci diggante GCO ak population yi nga xam ne ñoo nekk fii ci tund gi yëpp mën naa wax sax ci département bi yëpp et di wax ni ci liggéey bi nga xam ne GCO ñu koy def dañu toll ci jamono boo xam ne machine bi nga xam ne moo yor bateau bi pousse ci biir espace bi ñuy exploité toll na fi nga xam ni pour ñu yombal ndemam il faut que ñu aménager ko ay espace yoo xam ni dana fa mën a liggéey bu baax et te loolu
buñ koy def dañ ko bëgg def ci anam yu rafet nga xam ne du yàq dëkkandoo yi am ci diggante population yi ak GCO waaye du gàllankoor dara tamit ci liggéeyu GCO. et loolu moo waral ñu taxawal benn commission boo xam ni commission bi moo di tudd commission de réinstallation des populations yi nga xam ne ñoom la ñu war a déplacer maanaam yi nga xam ne ñoom la ñu war a toxal. liggéey boobu nag nekk na liggéey boo xam ne bañ ko tàmbalee yàgg na waaye ñëpp ak seexoon ndax ñëpp ñoo ci ànd di ci liggéey di ci weccante xalaat ba tey ñu egsi fii kon nag ñu wax jaajëf dañuy jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko seexoon muy waa GCO seen équipe bi directeur yeeg technicien yeeg yëpp waaye surtout aussi muy population yi ndax population yi am na idée boo xam ne defoon nañ ko ci projet bi ak collaboration boo xam ne su amuloon def naa tey jii duñu egg fii et kon ñoom tamit population yi dañ leen di wax jaajëf di leen wax gàcce ngalaam caabi yi nga xam ni jox nañ leen ko léegi dañ ko joxe à titre symbolique waaye mën nañu wax ni juróom-ñaari amoo yëpp indi lañ leen fii ñu leen indee fii ménage yi nekk na ci ménage yi mooy njël yi nga xam ne mën nañu wax ni ñoo ñëw fii toll nañ ci fanweer ak juróom et ñu tabaxal leen ay dëkkuwaay yoo xam ni mën nañ fi nekk waaye bi ñuy def it dañ ci waxtaan ak ñoom déggoo ci ak ñoom ba nga xam ni bërëb yi leen di toxal dañuy fexe ba bërëb yii ñëw fii mu nekk bërëb yoo xam ni ñooy gën a baax ci ñoom ci wàllu dund ak ci wàllu dëkkuwaay suñ ko mën nañu lim li nga xam ni def nañ ko fii ci kër bu nekk dinañ ci gis li ci nekk mooy kër boo xam dana am gën ngaa néew ñetti néeg waaye dana am aussi ay bërëb yoo xam ni ci dafay baax ci biir kër nga xam ni kër bu nekk war na ko mën a nekk dana am solaire boo xam ne dana indi courant ci biir kër yi dana am borne fontaine pour yombalal leen li nga xam ni mooy ndox mi waaye am na tamit ak as dàmpaay bu leen di jox pour yombalal leen doxal bi et bu ñu jëlee ci kër yi nag dinañ ñi yi nekk ci dëkk bi nga xam ne am na infrastructure yu ñu fi def nañ fi benn l'école naa mu nga nekk suñu ginnaaw def nañ fi case de santé muy dër bu fajukaay def nañ fi jàkka ji def nañ fi forage bu indi ndox waaye tamit am na place publique maanaam penc boo xam ne ñu ngi fi lañ nekk et dëkk bi nag dafay yokku moo tax am na ay suuf yu ñu denc ci ginnaaw loo xam ne ñu ngi koy jëlee ci li ñuy wax waa villageois dafa am na tas nañ ko yéene jëmbat ay garab waaye def fa tamit ay teen dëkk bi nag bu yokku incha allah dinañu prévoir xale yi nga xam ne ndaw lañ ñi te dëkk bi bu yokkoo ñoom it dañuy soxla ci teewu ay dëkkuwaay et ñu denc nag ay béréb yoo xam ni ñoom it incha allah ñoom ak seen njaboot dañ ko mën a dëkk ci loolu liggéey nañ ci ànd ci ak commission bi nga xam ne moo doon def aménagement yi waaye aussi ak équipe bu GCO yi kon nag partenariat bu mel nii diggante GCO ak population yi def naa day partenariat boo xam ne ñun mënuñu lu rafetlu waaye di ñaan suñu borom may nu mu continuer noonu ñu gën ko di rafetal mu gën di ratax ndax jaakaar naa ni njëriñ li am na ci ñëpp ci fànn yëpp la am waaye ci population yi boo ko jëlee danañ def suñu kéemtalaay kattan ba ñu am ci seen njëriñ waaye GCO tamit dana ko amal njëriñ ndax dana tax liggéey bi nga xam ne bu ñu koy def ci wàllu virtuel bi nga xam ne day soxla muy déplacé wu bu jógee fii tey mu dem fële dana ko mën a def ci jàmm ci avancé ci liggéeyam te du ci am benn jafe-jafe ak population yi. ma jàpp ne rek kii ci biir programme bi nga xam ne GCO mi ngi koy def ak kii li bëri ci programme social minier muy programme bu ñu rafetlu et lii dañ naan ci xëy na ci tàmbali bi rek wala ci digg bi la que li ci des am nañu yaakaar ne incha allah bu ñëw benn loolu mooy nekk li nga xam ni mooy gën a neex et dinañu lancer appel ñaax leen nii dinañ gërëm GCO waaye dinañ dellu gërëm population yi dinañ ñaax population yi tamit nii dëkkuwaay yi ñu leen defal tamit nañ ko jéem sàmm buñ ko sàmmee sàmm li nga xam ni mooy garab yi ak lépp li nga xam ni moo wër dëkk bi ci wàllu gàncax ak yëpp et dëkk bi dana tax dëkk bi gën a naat te GCO dana pare na pour jàppale leen ci wàllu woowu loolu laa bëggoon tënk ci wolof ci gërëm ñëpp
di leen nuyu di leen ziar di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoom lañu fi indi bi ñu waxtaanee ak autorités yi nga xamante ne ñooy jóge ci nguur bi ak autorités yi nekk ci maire yi ak population bi nga xamante ne ñoom la mbir mi laal ak entreprise bi ñu juboo ci ni fii kat mooy makkaat bi nga xamante ni bu leen fi defaralee ay kër ñoom dañ fi mën a tox si biñ d'accordé ci loolu ñu dem xayma ñoom li ñu am lépp ci ay bien bu mu mën di doon ak ñaata njël ñoo fa nekk ñu xool que ni fanweeri njël ak juróom ñoo nekk ci juróom-ñaari amo yi juróom-ñaari amo yi ñeent yi ci village yu Diogo la ñu bokk ñett yi bokk ci village yu Fot mu nekk ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti nit ak li ñu am ci ay xar ak bëy ak ay tool ak lépp bi ñu waxtaanee ci loolu ba xam lépp ñu waxtaan ci li nga xamante ni nag mbirum tuxute mi ak makkaan yi nan lañ koy defee ñu xool yan façon kër lañ ciy tabax ak lan mooy nekk ci dëkk bi biñ ci juboo ñu ñëw usine bi di GCO génne xaalis bi koy tabax xaalis bi koy tabax amul loo xamante ni dañ ko ci yéem lu mu laaj rek ñun def nañ ko bu laajoon lu ko ëpp tamit def nañ ko parce que dañu gis ni nit nekk fenn ay at mu war a fa jóge ci loo xamante ni njariñu réew mi yépp moo tax nag ñu nangu ko parce que dafa am meññeent bu fa nekk ñu war koo exploiter te buñ ko exploiter réew mi yépp ñoo ciy jariñu ñoom ñu nangu ko ñooñu looloon defal doyul moo tax li ñu def nii ñoom kontaan nañ ci mais ñun doyul ci ñun bu ñu amoon lu ko ëpp dañ koy dolli ñu tabax fanweeri kër ak juróom fanweeri kër yi ñun GCO dañ ni képp koo xamante ne foofu benn néeg nga fa amoon dañ lay tabaxal kër boo xamante ni ñetti néeg la donc kër bi gën a tuuti fii ñetti néeg la kër gi dina am na waañ am na douche am na ndox am na courant solaire donc gis nga néeg yi dafa am faux plafond ak lépp pour tàngaay bi bañ a sonal kenn waaw prise yi tamit noonu la dañu def ba nga xamante ni courant Sénélec bi nga xamante ni moom la Sénélec di joxe courant boobu moo nekk ci prise yi nga xamante ni tey boo yoree sa télévision ak loo yor boo ñëwee da nga koy branché ñu changé ngay modifier leneen bi ñu paree ci loolu ñu ne waaw kër baax na lool mais nit ki il faut mu am fu muy jaamoo yàlla il faut xale yi am fu ñuy jànge il faut ñuy feebar am fu ñuy fajoo ñu tabax jumaa ji tabax école bële tabax case de santé bi ñu ko tabaxee ba pare ñu defar forage ak château d'eau forage bi juróom-benn fukk ak juróom-benn mètre cube lay génne par heure ñu tabax ko kër yépp am na réseau robinet yaa ngi xelle ñu ne waaw ñoom dañ doon bay ñu ne waaw léegi kon ñoom bu ñëwee fii nu ñuy def ñu ne ah léegi ku ci nekk la nga fa amoon ci tool lu toll noonu dañ la ko joxaat ci tool fii ñu daggal leen ay tool ñu ne nag waaye tool bi gën a tuuti bi ñuy dagg genn wàllu hectare lay doon koo xamante ne li nga am matu ko sax dañ la daggal genn wàllu hectare ñu ne waaw tool yi am na mais nu ñuy bayee ñu ne dañ ciy def ndox ñoom ay teen ñu waxtaan ñu ne ah teen kat dina kon doy waat ñu ne dañ ciy def ay forage yu ndaw yefal ci forage yi ba pare jënd moto pompe tool bu nekk am na forage ak moto pompe équipé ba pare ñu ne nañu leen ànd jàppale leen parce que ñoom fi ñu doon bayee beñ la fii nag beneen suuf bu bees la ñu ànd ak ñoo xamante ne ñooy waa ANER muy agence nationale des écovillages ñu ñuy jàppale te loolu lii contrôler loolu yépp administration parce que dañoo teg benn kuréel bu ñuy wax commission départementale de réinstallation commission boobu état la fi représenté service bu ci nekk ci département bi ñoo ngi ci biir chef de village yi nekk ci chef de hameau yi nekk ci lu ñuy tëral commission boobu ñoo koy validé ñu ànd ci ak ñoom ba léegi noonu la ñuy doxee li ci des fi mu nekk nii jubóon nañ ci bis bi léegi dimanche incha allah dañu war a ñëw fanaan si xamante ni kilifa dina ko doxee ak ndongaam taxawee na ko chantier bi biñ koy commencé balaa muy sotti ñëw na fi moom bañ dem ci jàkka jee moom moo ñu waxoon ni ñu bis bu demee ba yëf yëpp sotti bañ koy inauguré nañ ko woo mu ñëw na fi bi ñuy def première inauguration bi avec conseil d'administration moom jamal na fi daf fekkoon mu tukki kon moom taxawu na ndaw ñi ay njabootam taxawu na tamit usine bi loolu ñoo ngi ko ci sant di ko ci gërëm ci turu directeur général ak l'ensemble de la direction générale. Moussa kër yi daal ni ñu ko gisee daal dafa dëgg yàlla liggéey nañu ko liggéey bu rafet
defaral na leen forage def lu ay robinet defal lépp ba mu àgg gisuñu ci benn jafe-jafe boo xam ne baal yàlla nañu ñaanal rek population suñu fekkee ci dëkk yi ñu jub foofu ñëw ndax loolu moo ñu arrangé. fii Madinatu Munawwara fan nga jógee Mbetteel mu ngay ci Worté. lan ak lan nga amoon foofu ak. yoroon naa fa ay tool ak ay kër ak i nag fii kër lañ ma fi jota woon de jig nañu ma fi tool nag jota ko ma gis naa fi jumaa nag loolu moom aw ma ko woon de jumaa bi mooy fondement bi nga xam ne moo gën a baax ci nit ci doomu aadama. jur gi nag jur maa nga ci kër gi. fii dugg bi jafe na lool est-ce que laajoon pour ñu defal leen ay yoon yu fi mën a dugg ay tali. waaw yoon wi moom ñëw fi moom yombul ndax sunu sañoon wax naa ko préfet wax naa ko waa Sisa woon ñu jëlee fii tali bi mu dem ci tali bi ñëw waaw loolu moom wax naa ko boobu moom am na léegi fii ci kër gi ñu am fi tali boo xam ne day dem ba ci tali bu ñuul di jëm loobu waaw loolu moom tawaat nañu ko ñaan ci wax naa ko ay yoon wax naa ko préfet wax naa ko préfet ndax loolu moo nooy dimbali suñu amee yoon boo xam ne day dem doog a dem dompul saa boo jógee nga mën dem waaye su fekkee amuñu yoon bu jóge fii dem si tali ba day naka dana ndax suuf su nooy la. rafetlu dégg nga maam ni nit liggéey bi doxee ak relation yi nga xam ni moom la ñu am ak population locale parce que tey ku fi ñëw tey boo xoolee ni population yi ñëwee nga xool ni autorité administrative yi ñëwee boo xoolee même les chefs religieux Mame Malick Sy jógee ba Tivaouane ñëw ba fii uniquement pour fekkee ndaje bi loolu mooy wane ni ak GCO gis ngeen presque direction générale directeur yi ak ministre directeur général donc loolu mooy wane ni ñun lu jublu mooy que ni suñu liggéey toujours dañuy jiital population bien que société bi dafa ñëw pour def ay comment dire ay résultats donc économiques mais bu ñu jiital rek ces résultats économiques li ñuy jiital mooy d'abord nekk ak population yi di liggéey ak ñoom lépp loo xam dañ koy def te mu fekk loo xam ni suñu war nga te mu seen àq ak yeneen loolu directeur général ñëw na ci lu yaatu ñëw na également parce que li bokkul ci le programme social maanaam am na benn ligne budgétaire boo xam ni kon ko dégagé chaque année pour jàppale état bi ci liggéey yi nga xam ni waroon na ko def ci population yi jëm ci wàllu wér-gu-yaram njàng mi mbirum ndox ak yooyu yëpp donc ñu ñëw bi ñu waxee donc ci programme social minier boobu liñ ci mën a yokk mooy que ni programme social minier boobu uniquement li ko tax a jóg mooy population yi nga xam ne bokkuñu ci déplacement loolu c'est très important donc déplacement bi beneen ligne budgétaire la boo xam ne ça n'a rien à voir ak le programme social minier terewul nag bu leen xisee ba déplacé leen fii ñoom dañuy daal di mën a bénéficier du programme social minier parce que bu leen déplacé day mel ni comme si benn village bu bees la boo xam dafa egg seen i nattandoo yeneen village yu nekk donc ñoom ñëpp am des programmes sociaux donc di rafetlu association bi ñuy am entre les populations locales les autorités donc administratives GCO mais également les chefs de ci yéen jéego ngeen jëm. waaw jéego yi ñu jëm mooy également duñ déplacer population doo déplacer rek bàyyi leen maanaam dafa am ay accompagnement yi mooy lan ku déplacer population di nga déplacer këram di nga déplacer tool yëpp daan bayee di nga ay nagam fa mu nekkoon il faut ko dugal donc yooyu yëpp am na accompagnement boo xam ne ñoo koy def. waaw affaire koppar nag dafay xaw a jafe tuuti ñu wax ci lu jëm ci réinstallation parce que réinstallation mën nga commencer mais xamoo kañ lay jeex moo tax ñun duñ ci bëgg di prononcer wu bu ñu d'accordé ba xool coût yi ñu dégager budget bi mais li ma leen bëgg a xamal daal mooy li ñu fi dépensé romb na milliard te pareegul